asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku Dakar asalaamaaleykum mbokku tànk bu ngeen déggee tànk mooy Ngor Wakam Yoff di sant di gërëm suñu mbokku journaliste yi nga xamante ni ñoo fi teew tey macha allah comme dafa tubaar fa kàlla duñ mën a lim ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen disponibilité ndax bu dul woon yéen. Les millions de Sénégalais duñ ñu gis donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant li waral suñ jataayu tey bi woote bi mooy xew-xew ndax xew-xew Sénégal daf ko soxla xew-xew bi am fii tey ci tànk mooy affaire suuf bi nga xamante ne yàgg ngeen dégg ñu koy coow di koy jàmbat yàlla dogal nag ñu génnoon jamono yële def communiqué. ñu ne kilifa bu mag daf ñu dalal suñu xel si dalal boobale xamal ñu ne kat ñoom liggéey bi ñu war a liggéey pour li ñuy jox Ngor Wakam Yoff daanaka yemb na ba président acté na ko pour ñu war leen ko jox yàlla def communiqué boobu bañ ko defee am na ñu génn di ko fustiger ba nag ci loolu ne yàlla bi nga xamante ne dara teewu ko àllarba bi nga xamante ne moo weesu muy le 27 bi passé di barke démb son excellence dalal ay ndawu tànk ba ñu notifier leen lu nga xamante ne jox nañ leen ko ci suuf aéroport bi muy 4 hectares 4 hectares yooyu ñu leen jox yàlla def na même su ngeen déggee am na émission bu mooy jaax ce matin may ñaax pour que si camp gendarmerie bu Wakam bi ñu am luñ fi jox waa Wakam lu waral loolu mooy que ni ñoom projet boobu ñoo ko porté woon ba tey ñu jox ci mais son excellence le président de la république loolu la vraiment ndakate dégg na ñun suñu ay wax ba ñu mu jël na fa 1 hectare jox ko waa tànk jël 3 hectares jox leen ko fii ci aménagement bi ñu xam ne def nañ ko pour CDC ci CDC mais balaa loolu di ñëw it am na ay des milliers de parcelles yoo xam ne yi octroyé woon na ko Ngor Wakam Yoff fële si lotissement Dagoxol bi aménagement ville nouvelle bi ñu war a def foofu loolu nag moo waral ñu ne nañ leen woo tey yéen ngeen jël seede jël témoin Sénégal que ne lañ doon wax ne président ak acté na ko moo waral ñu ko ciy gërëm di ko sant di ci gërëm di sant it xale yi tànk yi nga xamante ni ñoom ñoo porté woon dossier boobu di yëg di wàcc ba yàlla def loolu am tey di massawu nag xale yi nga xamante ne téye woon nañ leen ci revendication yooyu mais si suba ñu ngi may wax ni même am na ñu ci bàyyi rek démb mais dafa mel ni am na ñu des ñuy ñaan ña fa des nañ leen bàyyi vraiment ñu dellu seeni kër rafetlu nag trop son excellence ak équipe bi koy jàppale si wàllu foncier bi ba loolu am nekk na it ci xibaar yi ñu ma andil ne wax na waa tànk ne leen doléance yi jot na ko ñun ne kontaan nañ ci 4 hectares yi mais 4 hectares yooyu doyul li tax ñu ne doyul ndax coow li ba mu tàmbalee yàlla dafa def ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib liggéey bañ ca liggéey daf ñu yóbbu ci ñu xam li nga xamante ne moo nekk autour de l'aéroport liggéey ci ak les autorités de l'aéroport liggéey ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu sécurité aéroportière loolu bi ñu ko amee ñu am fële ci ancienne piste lu toll ci 2593 parcelles mu toll ci 84 hectares 49 ar 74 santiar muy TF 1306 DG ancienne piste bi ñu jegee foofu fële ci Yoff ñu aménagé fa 1074 parcelles nekk ci 25 hectares 79 ar 700 santiar mu dossier confirmation
boo xam ne bi directeur des domaines bu fi jógee muy Mamour Diallo moo ko defoon mais moom ba mu defee projet boobu dafa nekkoon projet boo xam ne bii dafa laaloon lépp luy terrain foofu ba jël terrain jàmbur ñun bi ñu tëggaatee projet bi lépp loo xam ne li titre foncier privé la ñu dindi ko yem si titre foncier état ak les TNI bu ngeen ko déggee mooy les terrains non immatriculés foofa ñu am fa 1074 parcelles. su ngeen demee fi nga xamante ne ba tey ci biir aéroport bi am na fu nga xamante ne fii am na ay autorité dañ gëmloo woon son excellence le président de la république que ne foofu mënuñu fa def projet ñoom ñu ne parce que ay antenne dafa ne mais bi ñu demee ba jamono ji ñu gis ne ñoom ña ko doon wax loolu di ko gëmloo defar nañ ay projet bëgg a dugal ñoom pour ñu jox leen terrain yooyu bu tollu si 37 hectares 99 ar 51 santiar di TF 17 621 NGA aéroport foofa yaa 884 parcelles loola bañ ca tegee loxo ñu jël ko it jébbal ko son excellence ne ko lii gars yi day ñii la doon gëmloo ne foofa mënuñu fa def ay projet ñoom dugal nañ pour nga jox leen ko pour décret ba nga fa defoon ne kenn du fa mën a def pour nga lever ko donc loolu jot nañ ci bañ jógee foofa ñu dem fi nga xamante ne moom mooy TF 5019 nekk ci hangar Prérin bi nga xamante ne état def na projet administration bu pare mu toll woon si 28 hectares ñun biñ ko xoolaatee càmbaraat ko gis ne y a 18 hectares de plus yu ñu fa génne waat bañ ko génnee ñun ñu élaborer ko ci lañ defoon projet boobu pour que tey ji hôpital Yoff gis ngeen ne foofu yëpp day bu tawee maari day taal yi ñu ne loolu hôpital boobu war nañ ko jëlee fa mu nekk ak mairie bi délocaliser ko foofu moo waraloon foofu ñu aménager fa lu toll si 493 parcelles ak ay des équipements yu war a jël loolu le fële fii hôpital ba ne ñu def ko verdure def ko poumon vert parce que ndox yoonu ndox la fo loolu 18 hectares la 43 ar 07 santiar muy extension hangar Prérin ñun loolu lañ ko tuddee fi nga xamante ne mooy ci côté BOA bi ñu tuddee ko recasement 2 xam ngeen depuis ay jamono dafa mas a am coow dégg ngeen fi même ay famille bu yu ko am kii foofa ba ñun bañ ko aménager mu nekk si 436 parcelles nekk 15 hectares 67 ar 25 santiar loolu it nga gis ne jël nañ ay nit ñu mel ni ay Fallou Gueye jiital leen pour teg leen ci kaw population lébu yi loolu mu nekk loo xam ne li aussi injustice la jébbal nañ ko président pour que loolu ñu projet yooyu ñu téye ko xool nañ koy defee mu jaar yoon loolu boo ko seetee yëpp dafa nekk 5480 parcelles te li ma leen wax 5480 parcelles yi ngeen di dégg ni y a des équipements y a tout dedans y a des hôpitaux et tout lu ñu fa prévoir des équipements sportifs et tout mu toll si bu fekkee dañ ko wàll si wàllu surface dafay nekk 182 hectares 38 ar 64 santiar donc loolu ne ñu bëgg si jël rek 4 hectares di la ko jox vraiment nañ ko seetaat mais nag comme ndaw ña demoon si audience ba nee nañ ma président nee na jàngat yooyu nga ko yónnee jot na ko ñoom ñu ma ko confirmer ba fi mu ne nii am na ci projet yoo xam ne même dafa demandé ñu surseoir ko ba ñu càmbaraat ko seetaat ko pour lépp mën ko teg ndax bëggul vraiment population yi ñuy teg injustice sur loolu parce que évidemment ndax injustice boobu dina ma yóbbu ci nan la président di joxe waa Ngor lycée pour 5000 mètres carrés tey moom bi fa waa Ngor demee mu demandé rapport bi ñu indil ko mu il a constaté que ne au lieu de 5000 mètres carrés 5000 mètres carrés gars yi dagg nañ ci donc ñam mu jiital si wàllu suuf si des fois ñu siy def loo xam ne naka su dul noonu la di ko nag yóbbul ay rapport yoo xam ne yi ñun buñ ko saytuwul contrôlé wuñu ko ñoom ñoo say enrichir te loolu dafa war a dakk ñun loolu la ñuy xeex ñu loolu nag aussi daf ñuy yóbbuwaat ci leneen loo xam ne li injuste la boo xam ne bi bu inqualifiable mais moom ba nga xamante ne man jot na sama courrier depuis 2018 muy lotissement ñu koy tuddee lotissement Esabos di 416 parcelles comment vous pouvez comprendre tey jii Esabos ay famille bu ñoo ko jox seen mandat jiital ko jaay ko seen ay terrain
biñ ko xaymaa mu nekk 220 parcelles état di ko jox 416 parcelles jël yeneen terrain jàmbur yoo xam ne da ngay ay famille allié ko dundoo yi ay famille góor gi lay ay famille ki nu mu tudd Alassane Samba Diall et cetera jël terrain yooyu xam ne ay këyit la am di ko falsifier di ko dugal ci lotissement Esabos pour defal ko extension mais la sa gën a yéeme encore ñu jël benn titre foncier bu nga xamante ne bi ki ne fekk 3000 mètres carrés léegi bëgg ci retacher ces 420 parcelles di ko di utal ay baux ñu ngi ak tous les éléments ñun ba ñu dajee ci loolu dal ci mbir mi ñu bëgg a rectifier wu ñu defaat encore beneen tuuxi du na bëgg def enquête commodo décembre 2021 mu jàll ci L'Obs ba ñu ko jotee ñu jël suñu ay avocat ñu def ay opposition ne leen mais yéen aveu de culpabilité ngeen def yéen ay terrain ngeen commencé di ci génn ay baux yoo ñu dab leen ngeen door a ëlbatiku pour jaale nag dossier bi pour def enquête commodo pour immatriculer l'assiette pour jox ko Esabos te fekk boobu na man pour bañ coow pour bañ yaaxal qui que ce soit fekk boobu man ci laa leen defaroon le projet des 1074 parcelles li ma leen wax ma ne leen na ngeen ciy boole ak lii Esabos muy 400 ngeen boole yëpp def ko aménagement concerté administratif boo xam ne bii da ngeen siy dugal lébu yi dugal si Esabos kenn du ñàkk ma waxtaan ak sama mbokk lébu yi ba ñu nangul ma ko fekk ñoom ñu ngi jaar suuf di continuer ak tappale yooyu mbokk yi mooy li nga xamante ni moo tax ñu oo leen fi tey pour que monde entier population Sénégal son excellence bu fekk bien vrai que xam ne lii mais mu gën a xam ne ñun dañ ci taxaw lii mu ñu jox dinañ ko téye muy 4 hectares yi macha allah baax na mais nag doyul parce que tamit ñun du ñu jël def ay liggéey yu toll nii liggéey lu toll ci près de 200 hectares 5000 et quelques parcelles jàbbal leen ko ñu siy jox 4 hectares te projet yi ma leen ci wax yu ci bari su mu demee mën naa leen génne ay documents am na ñu koy jël di ñu ngi say joxe ay baux de gauche à droite au détriment des populations ñun nag ñoo jàpp ne xale yi nañ toog rek taxeerlu xeex bi ñu ngi koy xeex njàmbal li ñu ngi koy dox pour que saafara mën a am pour que vraiment apaisement mën a am donc defe naa ne ay responsable ñooy wax responsable ak citoyenneté ak vraiment patriotisme moo waral ñu bàyyi suñu lépp nekk ci liggéeyal askan bi pour indi solution entre l'État central et ses populations ma yaakaar ne su fekkee ñoom bëgg nañ rek jàmm bëgg apaisement coow ba ñu am ci dëkk bi vraiment lii war nañu ci uyu son excellence na mu ko waxee waa tànka ya demoon ñu toog autour d'une table ñun techniciens yi nga xamante ne ñoo ko liggéey ak les techniciens étatiques ñu toog waxtaan ci ba vraiment trouver ay solution ci lii jërë ngeen jëf merci beaucoup